Asalaamaaleykum, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax. Je vous retrouve encore une fois sur votre chaîne A2S Pro avec un immense plaisir. Continuez leen di abonné ngeen bës cloche de notification bi su ko defee bépp vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko am à temps réel. tey nag lu ñuy waxtaanee mooy comme campagne bi ubbi na depuis le 10 tombé woon ak tabaski foofu noonu ci Sénégal ñuy ziare ñëpp di baalu ñëpp ak di leen baal ak di ñaan yàlla boole ñu baal. Donc comme campagne bi ubbi na nag dañoo bëggoon a def rek suñu ouverture campagne ñun tamit parce que wax dëgg yàlla ñun dañoo contre Macky Sall te nëbbuñ ko du Macky Sall en personne sax moom moo ñuy déranger mais sa façon de diriger le pays ànduñu ak moom politiquement dañ ko contre te dañu bëgg mu jógee ci bopp nguur gi te moom fas yéenewul jógee ci bopp nguur gi. Donc moo tax lépp loo xam ne mën nañ ko pour sensibiliser Sénégalais yi pour ñu bañ ko votel dañ koy def. wax dëgg yàlla parce que ñun Sénégal moo ñu gënal kenn ku nekk voilà donc législative yi nii di ñëw di le 31 juillet 2022 dañoo bëgg ñu sanctionner Macky Sall ñun sénégalais yi li tax nag ñu war a sanctionner Macky Sall dinaa leen ko limal parce que Macky Sall mu ngi toog 2012 ba jamono jii nii ñu ngi ci 2022 def na 10 ans au pouvoir donc ci 12 ans yi am na ñaari législature muy 12e législature bi ak 13e législature bi nga xam ne moo war a jeex nii. Donc kon ñu ngi dem ci 13e législature donc Macky Sall ak député yu mu àndal législature yi nga xamante ni moom la ñu weesu moo yu gën a yées yu gën a catastrophique ci histoire législature yu Sénégal ak histoire assemblée nationale du Sénégal dinaa leen ci ñëwal ci Macky Sall la ñuy gisee ay député yoo xam ne dañuy taxaw ne ñun ay député Macky Sall lañu te ñoom peuple bi ñoo leen fal de député da nga war a nekk député du peuple. Parce que peuple bi ñoo lay fal comme nu ñuy falee Macky Sall mais nag ci Macky Sall lañ gisee ay députés yu taxaw ne ñun nous sommes des députés de Macky Sall lépp lum ñu sant pour ñu voter ko dañ koy voter kon ñooñu dañ leen a yab yéen nit naka nga koy falee ba pare mu ëlbatiku dem ci kenn ne man député kii laa te yéen ñi nga xam ne yéen a ko fal yéenay peuple bi mais kooku seen député la war a nekk kon da leen a wor da leen a trahir ba pare. di jàllale ay projet de loi yoo xamante ni Macky Sall moo ko fay indi di ko jàllale te yéen du ngeen ci ànd di leen jaay doole lu ci mel ni parrainage bi parrainage baax na mais dafa forcé jàllale ko par force jaay doole lan la ci bëggoon mooy éliminer ay potentiels adversaires code électoral bi jël na ko changé ko def ci li ko neex génnee ci Karim Wade génnee ci Khalifa Sall. Parrainage bi gis ngeen 2019 éliminé na ci ay candidats yu bëri ñoom Malick Gakou ñoom Abdoul Mbaye ñoom Hadjibou Soumaré ñoo xamante ni ay kilifa lañ am droit nekk candidat mu xañ leen ne leen yéen du ngeen fi nekk candidat ak Pape Diop te loolu amu ci benn droit teg ko lu dul ci bànneexu bakkanam te ñi ko jàllaleel loi boobu noonu mooy député yi nga xam ne ñoo ànd ak moom tey tuddee seen bopp député Macky Sall kon ci loolu rek. war nañ ko ci mën a sanctionner nga fal nit ba pare mu ne yow nekkoo koo xam ne yow yaa ko fal waaye ki ko fal mooy Macky Sall loolu mooy député Macky Sall la parce que ñoom dañoo jàpp ne comme Macky Sall moo doon def investiture yi def leen ci liste nationale bi ñi mu tabb leen ci département yi muy liste départementaux yi donc ñoom dañoo jàpp ne Macky Sall moo tax ñoom ñu nekk président de la République te Macky Sall daf leen investir rek mais yéen a voté yéen a fal léegi nag nga fal nit ba pare mu ëlbatiku ne man député Macky Sall la kon kooku respecté wu la joxu la cër da nga ko war a sanctionné. Deuxième bi mooy lu tax ñu war a sanctionné Macky Sall ak ñi mu àndal ñëpp bañ leen jox majorité assemblée nationale député trafiquant de faux billets ci législature bii nii lañ ko gisee député trafiquant de faux billets député boo xam ne dafay trafiqué. faux billet di Seydina Fall Bougazeli moog Macky Sall ñoom ñaar ñoo ànd ay milliards loo xamante ni mën na daane économie Sénégal bi moom la Seydina Fall Bougazeli doon trafiqué te loolu c'est illégal loolu c'est un crime ki nga xam ne moom mooy voter loi yi di contrôler politique gouvernement bi war a joxe le bon exemple ñu fal ko ne ko demal assemblée nationale représenté fa peuple bi mu ñëw di utiliser notoriété am di utiliser
immunité parlementaire am ba pare di def yëfu saay-saay di trafiquer faux billets ñu jàpp ko tëj ko 6 mois génne ko est-ce que loolu jaadu na dans un état de droit nit war na faa def trafic de faux billets nga xam ne c'est un crime économique ba pare rax ci dolli nekk député su nekkoon citoyen lambda rek laa la wax daani dafa war a métti waxuma la nag bi mu nekkee koo xam ne autorité la moom maanaam c'est un élu du peuple bi ñoo ko fal yónni ko assemblée nationale pour mu représenter leen foofu di voter loi yi di contrôler politique gouvernement bi moom mu war a joxe exemple bu rafet waaye loolu yëpp dafa ko mu dem di trafiquer faux billets di def yëfu saay-saay di def yëfu bandi te faux billets yooyu noonu tey citoyen lambda bu mel ni man mënoon na ñëw wàcc aéroport wala mu nekk Dakar jënd dara ñu wecc ko suñ ko weccee xaalis bi mu dem fenn di ko jaay di jënd dara ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi te moom yoonam du ci nekk dañ ko delloo xaalis bi te xamu ko loolu moo grave ci li nga xam ne moom mooy trafic de faux billets léegi nag moom mi nga xam ne Macky Sall la àndal moom dafay def crime ñu war ko tëjuñ ko ñu tëj ko 6 mois génnee ko na dafa feebar parce que Macky Sall la àndal pendant ce temps ñu àndul ak Macky Sall ñu ngi leen di chasse à l'homme lay Macky Sall di def parce que ànd ak moom day jéem a xool ndax yow yaa ngi def dara soo defee dara mu jàpp la xañ la sa ay droit tëj la ci kaso bi wala mu jékki-jékki jàpp la jiiñ la loo xam ne dafoo ko teg la ay chef d'inculpation yoo xamante ni amul ay jugeam ñoo koy créer parce que yow non seulement ànd ak moom léegi nag ñi ànd ak moom di def lu leen neex nekk ay voyous de classe exceptionnelle ñoom kenn du leen def dara ba pare nag rax ci dolli ñu toog ci télé yeeg rajo yi di ñu saaga ñun kon ñooñu dañ leen a war a sanctionner parce que dañoo xamadi dañu arrogant dañoo bew yëg seen bopp léegi lu tax ba tey ñu war a sanctionner Macky Sall gis nañ ay député am yoo xamante ni dañoo jël passeport diplomatique bu Sénégal nga xam ne boo ko yoree da ngay représenter la diplomatie sénégalaise partout foo dem ci àdduna bi kon loolu du caaxaan passeport diplomatique ñu jël ko ñoom député yi nga xam ne ñoom it peuple bi ñoo leen fal yóbbu leen assemblée nationale ñu war a joxe le bon exemple ñu dem fa di trafiquer passeport diplomatique bu Sénégal bi xam nga ne loolu c'est catastrophique loolu ñu ngi ko gis ci histoire assemblée nationale au Sénégal mooy ci législature bi ñuy passé di 13e législature bi te député yooyu ñoom ak Macky Sall ñoo ànd dem lëkkaloog ay officiers d'état civil di célébrer ay mariage góor ak góor maanaam mariage góor jigéen célébrer nañ ko Sénégal te loolu ñu ànd ak Macky Sall ñoo ko def nekk ay député pour lan pour mën a joxe passeport diplomatique bu Sénégal ci loo xam ne jaarul yoon jàpp nañ leen ñoom it dégg naa 3 mois lañ leen tëj génnee nañu leen pendant ce temps soo demee Rebeuss yaa ngi fa fekk ay nit ñoo xamante nii benn joint yamba lañ leen jàppee donte yamba baaxul conseil wuñ kenn pour nga tox yamba waaye nag benn joint yamba waruñ see mën a tëj nit ay ati at am na ñoo xam ne jàpp nañ leen ci lu ñàkk fayda ay borok ay yeneen ak yeneen yoo xam ne jarul sax peine bi di guddee noonu ñu ngi leen fàtte foofu Rebeuss ak conditions yi nu mu méttee ñi génn Rebeuss ñëpp dañuy nettali conditions yi nu mu méttee Macky Sall yoonam nekkul ci conditions yi prisonniers yi di dund nu mu méttee parce que moom masul def prison xamut li prison doomam masul def prison doomam nekk fa loolu moo tax Rebeuss daf ko bàyyi foofu noonu pour di ko toroxalee ay doomi aadama yi nga xam ne ànduñoo ak moom di ay sénégalais comme moom ñu bàyyi leen foofu di leen def paquetage di leen toroxal fàtte seen dossier am na ñoo xam ne seen dossier dafa réer léegi nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy bandi yi ñi ñu war a tëj ñoom kenn du leen tëj parce que Macky Sall lañu àndal wala dañ leen bu coow li bëree ñu jàpp leen su fekkee flagrant délit lañ leen jàppee comme Seydina Fall Bougazelli ak ki nga xam ne moom mooy député bu doon trafiqué faux billet bi ak ki mu àndal ak ñeneen ñi ñu ci àndaloon dafa am kuñ ci jàpp koo xamante ni dafa am kum yoreel xaalis waroon ko jox passeport am te joxu ko kooku dem porté ko plainte bu ñu ko jàppee nag mu balancé ñaari député yooyu noonu loolu moo tax ñu feeñ après presse bi relayé ko mais bu taxutoon ak loolu su fekkoon dañ ko yëg ci suuf en catimini ku noonu kenn du leen def dara kenn du lever seen immunité parlementaire
Seydina Fall moom jotuñoo lever immunité parlementaire am parce que flagrant délit lañ ko jàpp. kon loolu yëpp tey bu ngeen ko xamee yéen sénégalais gis ko mais loolu c'est du manque de respect notoire vis-à-vis des sénégalais. kon yéen ñi nga xam ne yéenay falaate mais waru leen a fal ñoo xam ne ay saay-saay lañ ay bandi lañ ñuy toog ci assemblée nationale bi naan dañ leen di représenter foofu noonu. lu tax tamit ñu war a nangu majorité bi ci waa Benno Bokk Yaakaar di Macky Sall ak ñu mu àndal dafa am benn association bu ñuy tuddee ànd sàmm jikko yi di ay sénégalais yoo xam ne dañuy sàmm suñu ay valeurs yi nga xamante ni moo dëppook suñu diine ak yi dëppook suñu aada yëpp rafet. gis nga diine bi mu ñëwee Sénégal ak ba mu ñëwee Makka ak fu mu mënti ñëw heure bu ñëwee dafay fekk jikko yi nga xamante ni dafa rafet aada yu rafet yi mu ànd ak moom. lu rafet moom lu rafet rek la diine dafa reconnaître lu rafet moo tax ñu ne hal jazaawul ihsaan ilal ihsaan lu rafet rek moo koy fay. léegi nag association boobu noonu di ànd sàmm jikko yi def benn proposition de loi parce que projet de loi président moo koy def mais association dañoo def proposition de loi ne kat lii raam ci ñag bi la jëm. gis nañ ne góor jigéen yi kat ñu koy forcer président États-Unis Barack Obama ñëw na fa bëgg ñu forcer góor jigéen. am na ay association yoo xamante ni ay association góor jigéen la ñu ngi leen di jox ay récépissé foofu ci ministère de l'intérieur ginnaaw bi nga xam ne waa Jamra def nañ ci ay gëstu. xam nga ñu gis ne daal am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a pénétrer Sénégal parce que gis nañ Sénégal dëkku diine la aada bu rafet lañu am suñu aada ak suñu diine nanguwul góor jigéen ñu ne dinañ fexe ba dugal fa Sénégal mbiru góor jigéen fexe ba yàq suñu xale yi. léegi nag association boobu jóg def benn proposition de loi am ci droit ànd ceeg ay député dem dugal ko ci seen bew ak ci seen xamadi seen arrogance ñoom ñu ànd ak Macky Sall député yooyu nga xam ne PGA lañ bokk ñu ëpp ci ñoom nga xam ne dañuy défendre ay góor jigéen au lieu que ñu yóbbu affaire bi plénière yóbbuwuñ ko plénière ñu rejeté ko rejet bu ñàkk kersa ba pare teg ci nag di ci wax ay wax yu ñaaw di xas association boobu di ànd sàmm jikko yi di leen wax naa leen ay politiciens ngeen mel ni politique dafa bon mais politique dafa baax c'est l'art de gérer la cité. li bon kañ mooy politique bi ngeen di def yéen di politique politicienne yéen ak seen ki ngeen àndal di Macky Sall. moo tax man bañuma ku ma jiiñ politicien moo tax su ma gisee Sénégal yenn sëriñ ñi ak yenn kilifa diine yi di bañ di wax ci réew mi ñu leen di jiiñ politicien mais yéen yonent bi moo leen gën yéen ñëpp te yonent bi c'était un politicien mais dafa def politique de développement ba l'islam taxaw l'islam politique moo ko taxawal yonent bi chef d'état la woon nekkoon chef de guerre doon politique ba l'islam taxaw am doole ci àdduna bi. kon képp koo xamante ni da ngaa nekk Sénégal nekk kilifa diine wala nga nekk oustaz di yëngatu ci diine ji wala nga nekk ci organisation bu mu mënti doon bul bañ ku la jiiñ politicien. de toute façon politique bi na nekk politique boo xam ne politique bu set la bu dëppoo ak diine dëppoo ak éthique dëppoo ak déontologie loolu rek la politique bu set la ñuy oote politique autrement. léegi ànd sàmm jikko yooyu nag ñu leen di xas naan leen ay politiciens ngeen di leen traiter de tous les noms d'oiseaux. benn député bu ñuy wax Djibril War nga xam ne c'est un ivrogne nankatu sàngara mandikat woote ci émission bu ñuy tuddee li ci réew mi te Mass Mboup di ko animé foofu moom ci Walfadjri di saaga waa ànd sàmm jikko yi ne leen yéen dafa mel nii bi ngeen nekkee xale dañ leen doon tëddee moo tax ngeen ñuy sonal ak ay waxu góor jigéen góor jigéen góor jigéen. saaga leen ñoom ñëpp ba pare wax Cheikh Omar Diagne na ko yow su ma la jàppee dinaa la def comme jigéen xam nga loolu c'est péjoratif day mel ni kon jigéen moom lu ñaaw lañ ko war a def quoi. xam nga déjà foofu moom offensé na toutes les femmes du monde marginaliser toutes les femmes du monde en commençant par yaayam ay sœuram ay soxnaam ak toutes les femmes du monde jigéen nga xam ne yàlla da ko jox cër ba tuddee ko Saar Souratu Nisaa di numéro 4 ci alxuraan ji tuddee Mariama yaay Jésus Christ wax ko ne ko wa Mariama ibnati Imraan allati ahsanat farjaha fa nafaxnaa fihi min ruuxina wa sadaqat bi kalimaati rabbiha wa kutubi wa kaanat min al xaanitin ci sóoratu Tahrim la ko waxee loolu ba pare tuddee ko Saar sóoratu Mariam nettali fa ay jaloore tagg jigéen ci alxuraan ay yooni yoon mu taxaw saaga jigéen ñëpp en tant que parlementaire en tant que ku nekk ci réewu jullit saaga ñëpp
ba pare porter plainte Cheikh Omar Diagne ne Cheikh Omar Diagne injure publique la def ñu jaarale ko ci moom pour bëgg kaa jàpp te moom moo def injure publique de moom moo oote saaga Cheikh Omar Diagne ne am na mbaam bi ŋaax moom mu def boppam mbaam mi moom donte mbaam la moom entre guillemets parce que jikko mbaam la yore ñu jàpp Cheikh Omar Diagne jaay ko doole tëj ko yóbbu ko instruction ba mu neex leen ñu bàyyi ko ne may nañ ko liberté provisoire te injure publique lañ ko doon toppee flagrant délit la su fekkee dëgg la mais comme Cheikh Omar Diagne la il faut que ñu toroxal ko te def nañ ko ay seen adversaire politique yu bëri képp ku nekk Sénégal di xeex dëgg dinañ fexe ba jàpp la ba ñamal la kaso bi tëj la foog ne loolu mooy tax nit ñi ragal dellu ginnaaw ci xeex bi mais le combat ne fait que commencer loolu la Cheikh Omar Diagne wax léegi kon ñooñu est-ce que war nañ leen a joxaat majorité kilifa diine yëpp taxaw wax ne dañoo bëgg ñu criminaliser góor jigéen Macky Sall bañ dem dajale ay imaamam ci palais ba di leen manipuler di leen weddiloo li nga xam ne moom la yàlla wax ci góor jigéen fa ja'alna aliyaha saafilaha wa amtarna alayhim hijaratan min sijil mooy dëkk ba nga xam ne daf kaa dëppoon muy Saddum mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak yonentu yàlla Lut wa luutan iz qaala li qawmihi atatuuna alfaaxishatan wa antum tubsirun loolu kañ leer na ñu bañ ki ko jiite di assemblée nationale ba Moustapha Niasse nga xam ne retraité na nee na yow yaay moom it bañ Macky Sall bañ ba tëdd ci naaj bi kon ñii kan moo leen war a nekk naan da leen di joxaat majorité assemblée nationale ku leen votel kon yow yaa ngi dooleel góor jigéen ñi ba tey ci seen xamadi ak seen reewaandeeg seen ñàkk teggin ak ñàkk respecté sénégalais yi ñu ànd ak Macky Sall am na benn député bu ñuy wax Mbéri Sylla Ousmane Sonko di moromu député am ñëw na assemblée nationale mu agressé ko ñu dóor ko fa dóor yi métti toj bët bi maraakis yi naaw ñu tuddee ko Mbéri kiis li ñu si bëggoon xam nga lan la mooy seen programme bu ñuy def toujours rek chaque jour foo leen fekk Ousmane Sonko rek Ousmane Sonko nu ñu yàqee Ousmane Sonko rek mooy dañoo toogoon réunion ko ne bu ñëwee na nga ko provoqué su xeexee xam nañ ko boo ko provoqué dina xeex ak yow après su ko defee ñu génn wax sénégalais yi ne quelqu'un qui aspire à diriger un pays voilà mooy nekk fii di xeex quoi loolu lañ ci bëggoon sénégalais yi faalewuñu leen sax Ousmane Sonko dina toog ñu koy dóor muy toog di seetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax bu toogaan ñu song ko mu riposte xeex yonent bi ñaata yoon la xare moo ko ay saxaabaam kon député agresseur kooku kenn waru kaa yóbbuwaat assemblée nationale parce que c'est un agresseur boobu lañ ko gëj a dégg sax beneen bi mooy Djibril War bi ma doon wax moom it dem na fi ci parlement CEDEAO bi agressé fa benn jigéen boo xamante ni sud-africaine la ba presse internationale bi ak presse africaine bi yëpp reprendre ko xaw ma dafa màndi woon xaw ma nag lan moo ko daloon beneen bi député bu ñuy wax Aliou Dembourou Sow taxaw na fi assemblée nationale di menacer collègue député am di Toussaint Manga di wane ne moom agresseur la moom ne ko ban jaasi laa yore yoruma chauffeur yoruma garde corps yow doo góor di ko traité de góor jigéen ci biir ci hémicycle bi ñooñu kan moo leen war a yóbbul assemblée nationale naan ko boo génnee dinaa la wan ne la carrément yow doo góor ne ko man jaasi laa yore kon moom c'est un agresseur léegi kan moo bëgg a am député agresseur député assassin ak député boo xamante ni dafay def apologie de génocide parce que Aliou Dembourou Sow moo fi waxoon lan mais Macky Sall ku bañ troisième mandat yam bi ne pël yi jël ay jaasi pour xeex ak ñi ko bañ maanaam dafay oote boddante ci biir xeet maanaam xeexu ethnique kon ñii ils sont très dangereux kenn waru leen a joxaat assemblée nationale te ñoom ñu ngi woon ci 12e législature nekk ci 13e législature mais wax dëgg yàlla nag ñii liñ ñu wan ci 10 ans législature bu nekk mandat bi 5 ans la 10 ans ñu ñuy toroxal yàq institution yi dévaloriser ko désacraliser ko assemblée nationale
amatul benn gëdd Sénégal xoolal loi yu ñu fa jaarale ay loi liberticide bi événement mars yi passé indi nañ fa benn loi boo xamante ni dañ ne képp koo xamante ni da ngay génn di manifester te amoo autorisation te ñoom amuñ benn droit interdire manifestation de dañ lay àtte nee nañ comme kuy àtte terroriste boo taalee këru jàmbur donte taal këru jàmbur baaxul wala nga taal oto jàmbur wala nga yàq bien public mais France États-Unis partout ay manifestation dafay am yoo xam dañ koy autoriser ay nit ñëw rax ci sax di toj di yàq mais duñ leen jàppee kenn du leen juger comme ay terroristes terroriste dafa foo du caaxaan ñoom nag loolu lañ fi nekkee jiiñ nit ñi terroriste pour intimider leen xam nga pour mën a agrippé wu ci pouvoir bi éterniser wu fi su ko defee kenn dootul amati fit di génn di manifester parce que da nga naan su ma génnee manifester dañ may jàpp comme terroriste te ñoom ñoo ko voté ñoom seen loi boobu du jàll xam nañ ko parce que taxul kenn ragal leen man de tàppatuma leen man nañ ma jiñ terroriste loolu ñoo ko fi def ba tey ci assemblée nationale bi nga xamante ni Macky Sall ak ay nitam ñoo fa nekk te Moustapha Niasse jiite leen ñoo jël seen moroomu député Ousmane Sonko accéléré lever immunité parlementaire am ci ay fen te xam nañ ne ay fen la jiñ ko viol te ki def deal bi di Mamour Diallo da doon venger wu parce que dafa sàcc 94 milliards yu sénégalais yi Ousmane Sonko dénoncé ko mu ne day venger wu dem indi benn xale bu ñàkk kilifa boole ko ak moom jiñ ko viol yàq deram ba pare ne dañ koy yóbbu assemblée nationale pour lever immunité parlementaire am par force. Bassirou Gueye nekkoon procureur de la république dem ci benn site internet boo xam ne ay xale jigéen yu sol des tenues indécentes sol ay bikini ak yëre yu bon ne salon boobu moom mooy salon Ndeye Khady Ndiaye ci ay fen de dugal ko ci dossier bi yóbbu ko assemblée nationale Moustapha Niasse xam ne lii ay fen la ñu lever ci immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ci ay fen mais loolu c'est catastrophique ay député ak état te procureur bi président bi moo ko doon teg pression pour ñu fexe ba téye Ousmane Sonko di au capitaine Touré pour mu changer PV bi di ko teg pression capitaine Touré bañ ne ko jàppal Ndeye Khady Ndiaye capitaine Touré bañ ba suñ fukki xale ak ñeent dee ci nanguwuñoo ubbi enquête nanguwuñ def commission d'enquête ba léegi mujjul fenn ku dee ci manifestation bu Ousmane Sonko oote daal yow moom loolu nga mérité quoi ñoom loolu lañ jàpp ñoom dañoo jël Sénégal xaaj ko ñaar sénégalais yi ànd ak Macky Sall suñu defee détournement bu ñu trafiqué faux billets bu ñu trafiqué passeport diplomatique bu ñu rayee nit kenn du leen def dara sénégalais yi nga xam ne ànduñoo ak moom ñoom dañuy baax ñoom di jubal nekk ci jàmm ñu leen di teg ay deal di leen espionner di leen comploter pour yàq seen àdduna pour moom mu mën a am jàmm di gouverner te kenn du ko sonal kenn du ko opposer est-ce que kooku war nañ ko jox assemblée nationale nañ waxante dëgg kooku kenn waratu ko jox doole parce que assemblée nationale majorité bi doole la waaw koo xam ne nag dafay jël doole ji nga ko dox di ko xeexee ay nit yoo xamante ni ay moroomu sénégalais lañ yoo xamante ni defuñ ko dara dañoo am droit pour opposer wu est-ce que warati nga ko jox waratoo ko jox kon nañ leen sanctionné ñii sanction lañ mérité ba pare bu ngeen leen joxee majorité article 27 bi foofu la koy jaarale ji ci majorité bi comme ni Ablaye Wade defoon bi muy waaj a jeexal deuxième mandat yam te bëgg troisième mandat xam nga Ablaye Wade constitution 2001 bi daf ci def ne la durée du mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable une fois Macky Sall ñëw ne affaire u troisième mandat bi day indi problème Sénégal parce que amoon na 11 personnes yi ci dee woon dont Mamadou Diop étudiant yàlla na ko yàlla yërëm ak Fodé Ndiaye policier yàlla na ko yàlla yërëm ak ñeneen ñoo xam ne xamuñ leen Macky ne bu yéegee day régler affaire bi une bonne fois pour toutes te Ablaye Wade comme dafa jàppoon ne bu présenté woo conseil constitutionnel dañ koy valider candidature am comme d'habitude rek depuis Senghor ba léegi président bu toog conseil constitutionnel moom sa conseil constitutionnel lay nekk loo bëgg dañ la koy defal ba ci Macky Sall moom donte ñi ànd ak Macky Sall ñii lu ñu def moom kenn mësu kaa def moom bii moom dafa ëpp dafa flagrant mooy liste bu ñu jël jàllale titulaires yi éliminer ay suppléants jàllale suppléants yi éliminer ay titulaires pour xeex benn nit mooy Ousmane Sonko
léegi Ablaye Wade jàpp ne moom bu demee def troisième candidature am présenté wu day gagné comme président africain yi am doole yi ak ñi leen di wër rek di leen jaay doo moromu gars yi ñu fi def kenn def ko comme validé nañ sa candidature yooyu yaay gagné ak yooyu noonu quoi. donte Ablaye Wade ak Macky Sall du benn parce que moom nu mu mënti demee moom dina jaarale mbir yi ci yoon dina organiser élection yi teg ko ci yoon parce que bi ñu waxee ne Ousmane Ngom warul organiser élection yi indi woon na Cheikh Gueye jox ko élection yi mu organiser ko chargé des élections quoi mais kii bokkoon na ci ñu doon xeex loolu waaye bi mu ñëwee lu gën a yées lay def moom gorewul du gor léegi Ablaye Wade nag am yaakaar ne moom dina gagné waat pour def troisième mandat mu dem assemblée nationale dindi quinquennat bi mu defoon ci constitution 2001 bi delloowaat ko 7 ans parce que jàpp na ne bu amee troisième mandat daf fee war a yàgg te loolu yëpp ay nit ñi koy wër ñoo ko doon jaay rek mais Wade nit ku baax la ñooñu ñoo dawaat nag ñëwaat wër Macky Sall tey di saagawaat nit ñi te ñoom ñoo doon saaga Macky Sall démb di ko xeex jaxase ko ak Ablaye Wade ba mu am ak Ablaye Wade problème léegi Macky Sall faluwaat na tëxuwaat nañ delluwaat nañ fa muy ñoom Farba Senghor ñoom sëñ Mbacké Ndiaye Ousmane Ngom ñoom Awa Ndiaye ñoom maître Amadou Sall ñoom Omar Sarr ñoom Modou Diagne Fada ces traîtres là ay ñoom Samuel Sarr ah bëri nañ ku lim da ngay juum bëri nañ ñoom ñëpp tey ña nga ca Ablaye Wade si ña nga ca Macky Sall ko autant pour moi te Macky bindoon na leen ci benn liste créé yi ne ñoom dañoo sàcc xaalis sénégalais yi ba léegi mujjul fenn moom daal boo sàccee xaalisu sénégalais yi boo ñëwee na ko Macky Sall sàcc naa xaalisu sénégalais waaye yow laa àndal léegi daf lay baal moom te ñun suñu alal la de suñu alal gañ ko sàcc da nga kaa war a delloo waaye moom boo àndeek moom yow moom mucc nga kenn dootu la defati dara léegi nag Abdoulaye Wade li mu defoon noonu jël majorité mécanique am bi utiliser ko pour ñu changer quinquennat bi yu demaat septennat pour bu amee troisième mandat mën a toogaat yeneen 7 ans Macky Sall bu ngeen ko joxee majorité loolu lay def gis nga troisième kii bii nii limitation de mandat bi moom lay dem changer ko article 27 bi mooy fu mu def nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs moom moo ñu yóbbuwoon révision constitutionnelle de xam nga kii daf ñoo yab moom moo ñu wax ne ñu affaire troisième mandat bi day indi problème ñu révision constitutionnelle mars 2016 ak milliards yu mu ci def impression wu liste yi mooy bulletin yi ak président commission yi lu ñu leen di fay ñii siège lu ñu leen di fay ak logistique bi dem ci région yi chauffeur yi carburant bañ ciy def matériel électoral bi ak publicité yi affichage loolu yëpp c'est des milliards mu def ko ci référendum 2016 pour régler affaire yi mandat bi mu toog ba mu neex ko nag ne moom àndatul ci limitation de mandat ñëpp xamoon nañ ne fii la jëm parce que affaire par étape la dafa am fu mu doon commencé fu mu njëkk a commencé mooy xam nga dafa doon wax ne moom mandat bi bu nekk mooy premier mandat yam bu ñu demee ba 2019 bu ko Sénégalais yi renouveler waaye seen confiance moom day def deuxième et dernier mandat si la dalaloon Marc Kaboré président Burkina Faso bu ñu coup d'état doon wax naan asamaan si dafa jékki-jékki rek di taw te xéenut ñu ne ko lu tax mu ne man waxu troisième mandat yi nit ñi di wax laa xamul lan la man maa wax ne bii mooy sama premier mandat suñ ma falaatee 2019 mooy sama deuxième et dernier mandat bind ko ci livre am wax ko ci rencontre yu solennel yëpp wax ko ci kanamu presse nationale beeg internationale bi partout mu toog ba mu yàgg rek naan waxuma wii waxuma non Moustapha Diakhaté dem ci émission ay Ahmed Aïdara ba Sen TV mooy seen jotaay wax ko fa ne Macky mënul am troisième mandat mu dàq ko Sori Kaba nekkoon directeur des Sénégalais de l'extérieur dem grand jury moom it wax ko fa mu dàq ko maître Moussa Diop nekkoon directeur Dakar Dem Dikk dem Sen TV ci seen show wax ko fa mu dàq ko encore te képp ku wax ne mën na ko am te bokk ci moom récemment 13 Faye wax na ko ak ñeneen ñu ngi koy wax Bougazeli waxoon na ko ne juridiquement Macky Sall peut briguer un troisième mandat ñooñu defu leen dara gis nga 13 Faye xam nga mu ngi gérer benn direction moo yoroon casier tout petit léegi am na beneen bu mu ko jox jàppatuma ko gis nga bu waxoon le contraire daf koy dàq te ñi wax ne mënu kaa am ñëpp publiquement moom lu muy tere def ne bu kenn wax ci affaire yi mandat bi yow kañ booy tere amul droit sax tere kenn ne bul wax ci affaire yi mandat bi parce que nit booy ànd ak moom da ngaa war a am liberté d'expression man du ma ànd ak kenn nga may noot ne ma doo wax sa xalaat am droit boobu doon te amu ko waaye moom daf ne bu kenn wax ci mandat bi rek la wax de
mais yow boo waxee ci mandat bi loo xam ne arrangé na ko mais moom du la def dara mais boo waxee ne mënu ko am si la lay dàqee mais sénégalais yi loolu teg ngeen ci seen bët yéen kii daf ñuy fowee waa léegi ana référendum bi mu oote woon ak milliards yu mu ci defoon yëpp léegi nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs bi nekk ci suñu constitution bi instant bii nii mu dem ba CEDEAO ñu ne ko kaay signé pour ñu respecter limitation de mandat mu ne moom d'accord ci avant muy dem CEDEAO recevoir ne doomi George Soros bi palais ak ay góor jigéen yi nekkoon foofu ne moom limitation de mandat daal day indi Afrique problème parce que da ngay commencer sa ay chantier te doo ko mën a àgg kii mooy égoïste kii mooy baadoola mais état c'est la continuité nit est-ce que mën nga def lépp àdduna bi mu sosoo ba léegi kii dafay ñëw def lii keneen ñëw àggali ko xoolal yonent yi niñ teglanto yonent yàlla Adama moo fi ñëw bi mu demee Idris dem Nuux ñëw Nuux Ibrahim après ñoom ak doomam yi ñoom Ishaq ak Ismaïl ak sëtam bi Yanqub jur ñoom Yusufa ak ñeneen ah Zakaria ak doomam Yaxya ñëw jaar fi Daawuda ak doomam Suleymaan ñëw jaar fi Jésus Christ ñëw jaar fi Muhammad ñëw jaar fi ak yeneen yonent yu bëri donte ulul azmi yi ñoom ñooy 5 yi ku nekk ñëw dox sa mission dem réew yi développé yëpp président bi day ñëw def ñaari mandat yam dem wala mu def benn mandat kenn du ko renouveler mu ñëw dem yoonam France Sarkozy benn mandat la def dem pour bëgg amaat 2e mandat français yi sanctionné ko mu jeex na est-ce que tere na France continuer nekk France état bi tere na ko continuer di dox chantier yi fi Jacques Chirac bàyyi woon yi fi Sarkozy bàyyi woon est-ce que tere na François Hollande bi mu ñëwee mu continuer ko Hollande tamit def na benn mandat ne moom bëggul am 2e mandat du nekk candidat pour un 2e mandat dem yoonam ci Afrique goog Goodluck Jonathan benn mandat la def ñu gagné ko mu dem yoonam John Atamis bu Ghana benn mandat la def ñu gagné ko mu dem Ado Nana ñëw remplacer ko ni Oussoufou bu Niger def na ñaari mandat yam dem yoonam Bazoum ñëw remplacer ko Abdoul Aziz bu Mauritanie def na ñaari mandat yam dem Guazini ñëw remplacer ko Yaayu Boni Bénin def na ñaari mandat yam dem Patrice Talon ñëw remplacer ko di jarbaatam loolu mooy indi stabilité ci dëkk mais Macky Sall du gor wor bi mu wor sénégalais yi nag sénégalais yi dañ kaa war a sanctionné wan ko na ko yow traître nga doo gor kon kii nii yi ma wax fii nii yëpp war na mën a tax ñu sanctionné ko ak nitam yi nga xam ne dañuy def ay détournement de deniers publics ba pare ba boole ka xamadi goo xamante ni bu jéggi dayoo la arrogant heure bu ñuy wax ak sénégalais yi di saaga sénégalais yi ñàkk teggin bew ndax nguur kon ñii ay baadoola lañ léegi comme ñu ñoo leen joxoon nguur gi nag nañ ko nanguwaat ci ñoom kon daal le 31 juillet incha allah nañuy jóg ñun ñëpp massivement dem voter opposition bi rawatina ak Yewwi Askan Wi parce que man foofu laa bokk du ma ko nëbb ñoom ñoo ma doy ka ca nekk di Ousmane Sonko mooy sama leader moom laa àndal nëbbutuwuma amul kenn ku may nëbbatu moom laa àndal moo ma doy am naa ci droit comme ñi nga xamante ni Macky Sall moo leen doy ak ñi ñeneen doy ku nekk la doy ngay àndal man moom bañuma ku ma traité de politicien sax man je suis politicien man 100% sax bokk Pastef waaw kon daal sama mbokk sénégalais yi rawatina ak waa àll bi yeewu leen Macky Sall da leen di nax xaar na ba élection yi jub si mu génnee 43 milliards di leen ger di leen jox ay 80 000 du dara 80 000 lu tuuti la yéen ci seen alal l'argent du contribuable bi muy jël yor ci caisse noire di ci ger ay nit di ci xeexee ay nit tamit en même temps ay nitam di détourner di sàcc seen njaboot yi di dawal ay oto yu cher bu ñu feebaree duñ fi fajoo te yéen bu ngeen feebaree du ngeen mën a faju yéen a ngi dee ci hôpitaux yi suñ jigéen ñaa ngi accoucher di dee ci hôpitaux yi accouchement rek boo demee ci réew yi baax yi waaye yow accouchement rayatul kenn perdre la vie en donnant la vie su amee tamit lu tuuti lay doon cas exceptionnel lay nekk amuñ ndox mu baax mu ñuy naan capital ba sax amul eau potable di Dakar
suñ doom yi abri provisoire si la ñuy jàngee ay sàkket teg ay mool te pendant ce temps ñoom seen doom yi duñ fi jàngee ñoom bu ñu feebaree duñ fi fajoo loolu c'est du manque de respect. kon loolu yëpp tey buñ ko dajalee yëpp ñii dañ leen a war a sanctionner wan leen na leen le peuple est souverain wan leen na leen force restera au peuple comme ñoom nee nañ force restera à la loi loolu ay fen la. Force restera au peuple ñoom jaay doole lañ xam utiliser police gendarmerie di maté nit ñi di jéem a dóoree jaay doole peuple bi nag ñoo leen war a wan ne ñoom ñoo yore doole ji ñoom mais ñoom amuñ doole ñoom waaw kon daal nañu waajal élection yi incha allah daas fanaanal yore suñu ay carte d'identité fas yéene sanctionné Macky Sall ak ñi mu àndal asalaamualeykum wa rahmatullah